parce que premier analyse baa ngi noonu et que analyse bu pertinente la boo xam ne presque ñu ñëpp dañ koy xalaat mais lenn rek laa ciy wax gis nga bés boo comprendre military science la science militaire lii du la jaaxal parce que bien vrai que ni dëgg la boo amee poids yenn poids yi expose maanaam nga pata tu es expose ci yenn feebar yu bari lu ci mel ni ay diabète lu ci mel ni ay hypertension ay high blood pressure you know yu bari yu mel noonu dafay jafe ñu wutal la excuse ci yenn yi you know boo healthy wul you know si tu n'es pas sain dafay jafe ñu wutal la excuse ci yenn yi mais li may wax ci military science la science militaire boo xoolee l'histoire est toujours en train de se répéter right parce que ci depopulation bi lié ak coronavirus lié ak Ebola lié ak sida ak yenn feebar yu bari même ay MST ay maladies sexuellement transmissibles ay herpes ay STD yu bari you know loolu yëpp dafay lié tamit ci population control bi parce que boo xoolee ci histoire en 1916 you know the Planned Parenthood you know Planned Parenthood elle a été fondée par Margaret Sanger mi ngi nekk xale bi nga xam ne ci li ñu wax ci histoire ñu ne elle a été violée dañ ko rape you know bañ ko rabee mu jëlee ci ëmb bi mu ci jëlee ëmb nag affaire boobu metti ko parce que au avortement d'accord ñu ci woon ñoom avortement bokkul woon seen idéologie boo xoolee loolu indi na fi problème yu bari fii Amérique ñi chaque jour nga dégg ay marche ay riot you know police brutality xeex fii bàyyi fii jàppal fii ay gaz lacrymogène parce que d'accord ñu woon ci avortement tubaab bi d'accord ci woon mais bi ñu xoolee lobby yi nga xam ne ñoo gën a mag ci àdduna ñu gis ni this kind of ideology Planned Parenthood dina leen arranger ci depopulation world bi nga xam ni dafa lié ak coronavirus lié ak sida lié ak Ebola lié ak lu bari plus police brutality you know arranger na leen xaw naa nduroog seen idéologie ñu ne ok lii nañ ko finance lobby yi gën a mag ay GP Morgan Chase ay lobby yi gën a mag fii Amérique daal di koy finance commencé fa am doole commencé fa ayib doole maanaam li may wax naan ñiy gàmmoo ñiy raas dem du ñu benn lobby yi loolu moo nekkoon seen idéologie mais moom loolu nekkul woon xeexam léegi nag ci lañ ko jaare utiliser ko daal di koy finance you know léegi mag you know mu commencé am en 1923 ci la tijji clinique bi gën a rëy fële New York Manhattan you know te gisoon nañ ni temps boobu nit ñu ñuul ñi ñoo ëppoon ci New York you know Manhattan New York ñëpp jàng nañ the Harlem Renaissance jàng nañ ko ci histoire you know foofu lañ ko njëkk a tijji bañ ko tijjee nag dinaa la wax ba affaire bi nan la lawee ba ñëw Afrique ci ñun tey boo xoolee Planned Parenthood boobu mooy indi la planification familiale Planned Parenthood boobu moom moo ñëw ba ci ñun Afrique gëmloo ñu góor ak jigéen ñoo tolloo ñoo gëmloo ñu l'émancipation de la femme you know gëmloo ñu féministe moo tax boo gisee suñu système yi ñenn ci ñoom naan ay day féministe te ñi ay féministe lañ dañoo comprendre idéologie féministe adapté wu rek lu ñëw ñu adapté wu ci ça pour autant ngay xoola rek démocratie république you know panafricanisme communisme you know socialiste idéologie yooyu ñun comprendre ci dara noonu la suñu système yi tamit ñëwee naan ay féministe lañ ay whatever dem nañ ba benn instant te gis nga bés boo comprendre instant séance militaire lu bari dootu la jaaxal dem nañ ba xoole am na suñu benn jigéen bu woyoon bañ naa duma femme objet ñaari loxoy takk tuubay te mooy takk sër idéologie boobu la ñuy def ci ñun boo xoolee tamit ñi ci bari ci ne ay féministe lañ ñooñu amuñu jigéen amuñu jëkkër amuñu góor parce que fekk ñi ngi diranteeg mbaggu góor ñi waaw man benn góor duma lii benn góor duma laa te boo xoolee ñi ci ëpp ci ñoom amuñu jëkkër xoolal rek féministes yu bari amuñu jëkkër amuñu sax copain parce que am na benn idéologie bu ñu gëm te boo xoolee ñun mais la femme elle est supérieure à l'homme li jigéen mën góor xaaj bi mënu ko léegi idéologie boobu la tubaab bi ci Planned Parenthood la ñu financé ba pare idéologie féministe boobu ñëwoon na sax ba ci Black Panther Party boo xam ne moom moo tas man nag dama naqaree canaliser pour ma wax ci dara rek jubal ci loolu rek la mais dinaa ñëwaat ci féminisme dinaa ci ñëwaat wax leen lu bari ci loo xam ni képp jigéen buy taxaw fi naan ay féministe la ay damay jëm a xeexal jigéen ñi mais yow jigéen moo supérieur góor fuuf
jigéen li mu mën góor xaaj mënu ko c'est que dañoo comprendre que idéologie boobu tubaab bi def ñuy nax auparavant ñun nit bu ñuul daawul tere jabaram dara auparavant fii Amérique ñi fondé féminisme ñooñu jigéen ñi dañ laan daan tere ñu sol robe ñu sol tubéy du moins tubaab bi dañ leen ko doon tere ñu sol tubéy tubaab bi dañ ko doon tere bu nekkee bu gisee mbaax toll ci kiyam boobu menstruel mu dem church mu dem église dañ ko doon tere tubaab bi dañ ko doon tere ci yu bari mais ñun ñoo njëkk a allowed suñu jigéen ñu voté by Marcus Garvey ci suñu mouvement yooyu jigéen ñi dañ daan ñëw bokk ci combat yi dañ daan ñëw ànd ak ñun fu góor taxaw jigéen dafa daan taxaw boo gisee suñuy photo saa yoo gisee suñuy photo jëkkër dafay taxaw jabar dafay taxaw bu sa yaay mënul dara bu sa jabar mënul dara ci ku góor ki sa yaay mën na dara ci jëkkër yi ñun saa su ne dañu mus a am idéologie boobu góor ak jigéen xoolal photo yi yàgg ya mais ñoom xoolal seen i photo xoolal tubaab yi seen i photo te boo ñëwee ba ci bàyyi ma man suñu système yi wax ci ay féministes dañoo comprendre rek. lu am la léegi nañ continuer buñ continuer fii la ñuy faral mën nañu wax mais ci féminisme dinaa ci ñëwaat après ci beneen débat kooku moom beneen waxtaan la boo xam ni bu leen bëggee garaaw léegi ok fa lañ nekkoon ci Planned Parenthood lié ak population control léegi nañ ko wrap up parce que dafa mën na gudd léegi boo xoolee en 1948 ci la ñuy commencé créer li nga xam ne mooy boo ko jëlee doo am doom muy pills di nga mën a nekk ak sa jëkkër te doo am doom muy am na nu ñu koy waxee en français pills birth control mooy la planification familiale mooy li nga xam boo ko jëlee boo sëy ak sa jëkkër doo ëmb ci lañ ko créé mais biñ koy essayé ci cobaye yi comme ni ñu bëggoon def ci coronavirus vaccine yi ñu ngi ko essayé ci ay portoricaine ba nga xam ni xaaju portoricaine yi jigéen ñëpp fa la ñuy jaaree am problème xaaj yëpp ci ña ci expérimenté 70% des femmes portoricaines dañu am problème ñii mënatuñoo am doom ñii dañuy fu ñu fa leen toll dañuy gis mbaax di gis deret gudul jeex parce que ci ñoom lañ ko doon essayé tubaab bi ci ñoom la ko doon essayé am na ci ñoo xam ne fa la ñuy jaaree gis nga li ñuy wax ay cancer ay col de l'utérus problème yi jigéen ñi léegi ay waay xoolal nañ ko rappab nañ ko gaawal nga xool léegi soxlawul de chercher midi à 14h di expliquer di xalaat yenn xalaat yu rëy yi bariwul xoolal auparavant ñu sunu maam yi amuñu woon par exemple li ñuy wax booy am doom ñu daal di lay opérer dagg sa biir bi génne sa doom bi amul woon boo musaana ëmb sa doom ji ni mu tëddee baaxul dinañ ko mocc di ko tourner ba nga am doom normalement mais léegi simila ak saala muy sama jabar ak muy jabare léegi ñëpp simila ak saala rek ñu opéré te buñ la opéré ñetti yoon nga mën a am doom dootoo mën a amati doom population control léegi pis yooyu ñu leen doon jox ba ci condom protège yi jox ay la science militaire ay boo ko comprendre lépp you can understand ba si ay ñaq yi ñuy jox suñu doom yi léegi man bàyyi naa sama route man dama c'est que leen mooy freestyle mënuma ko da ngay dugg ci canaliser dafa dara du la jaaxal loolu yëpp da nga koy comprendre lii nii yëpp c'est lié à depopulation bu ñu wax yàkkamtiwul agenda gis nga li ñuy wax naan c'est générationnel yàkkamtiwuñu am na yu bari yoo xam ne ñi ngi ko nangu tey auparavant dañ ko bañoon mais yàkkamtiwuñu ci suñuy doom xoola tey lan la ñuy jàngal suñu doom yi dañ leen di jàngal góor ak góor di sëy ñoom bala ñuy màgg dañuy yaakaar ni c'est normal jigéen ak jigéen di sëy bala ñuy màgg dañuy yaakaar ni c'est normal parce que seen subconscious moom la ñuy contrôler déjà xoolal man maa ngi joué basket fii ñu joué may joué basket ma pare dama koy yeggale forever young jàmbaar ca waaru ay ca góor forever young stay young you already know stay young yokk cere dolli ñaax dañ waxtaan dinañ wax loo gis ci àdduna bi dañ waxtaan dinañ waxtaan foo xam damay toog posé ñu waxtaan talk about a lot of things going on right now around the world affaire yi nga xam ne mi ngi xew ci àdduna bi parce que dañ koy wax rek dëgg la
rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme jëf joo def rombaat ko yàlla tegaat ko ci beneen forme et que loolu lu am la lépp loo gis ci àdduna bi actuellement rek c'est lié lépp soit boo xoolee ci histoire di nga ko fa gis soit am na idéologie bu nekk ci bu nekk in behind you know bu les plus forts bu ñuy xeex nous les plus faibles ñun ñooy souffrir ñun ñooy yëg des conséquences you know saa su ne rek di wax ni crise bi ndara am après coronavirus moo gën a garaaw téeméeri junni yoon saa su ne dama koy wax di ko waxaat crise mondiale dafa war a am crise économique am ak looy am la crise économique dafay am kooku par force la parce que boo xoolee les plus faibles dañ koy yëg par exemple dëkk bu ci mel ni Sénégal ñun amuñu autosuffisance alimentaire ñun lépp lu ñuy lekk rek dafay jóge ci yeneen réew yi you know lépp lu ñuy sol dafay jóge ci yeneen réew yi you know dem nañ ba sax bu ñuy sijaada bu ñuy jullee dafay jóge ci yeneen réew mi of course que daf ñuy dara affecté ndax defaruñ ko suñu bopp you know new world order ñun ñëpp lu am la lu existé la dañ ci war a yee nit ñi réalité la lu nit ñi di dund boo xoolee actuellement ni 3 millions de personnes jënd nañu ay armes fii aux États-Unis civils yi parce que port d'armes ici aux États-Unis c'est légal ñi ngi jënd ay armes instant yi boo demee fii ñuy jaayee arme kenn arme yëpp a jeex parce que nee nañ crise économique bu amee après guerre dafa ndara am parce que dafa violence dafa ndara am fu crise am pauvreté dafay am fu pauvreté am violence dafay am préparé wu nañ nekk à l'avance ñoom ñëpp préparé wu nañ nekk à l'avance pour bu dara xewee ku ci nekk jéem a défendre sa bopp défendre sa njaboot you know that's true you know boo xoolee ñun tamit foog ñu jéem a yeewu ci xam ni this is happening something is happening around the world bañ na ko suñu président monsieur Macky Sall wax nañu ko bëggul dugg ci yenn détails mais trop nañu shade xoolal vidéo bi. Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. gis ngeen wax na ko ñun ñëpp dégg nañ ko teg na ci suñu bët moo ko wax mais leader la mënul dugg ci yenn détails yi day throw shade rek pour yéen ngeen mën a comprendre parce que toll nañ ci monde bi foo xam ne képp koo xam ne yaa ngi leen di jéem a xeex dañ lay détruire xoolal nii lañ lay def nii noonu lañ lay reyee carrément tu ne vas plus exister wax na ko il est grand temps de repenser l'ordre des priorités. Qu'est-ce que c'est que l'ordre des priorités? New World Order, l'ordre mondial, you know, New World Order. So loolu dinañ ci waxtaanaat après kooku dinañ ci waxtaanaat defaat ci débat bu xóot approfondir ko ñu xam ni loolu rek la ñuy waxtaan duñu waxtaan ci leneen mais suñu président throw nañu shade du dugg ci yenn débat yi du ci sori mais throw nañu shade maanaam Sénégal ñi mu jiite yeewu leen ngeen tijji seen bët xam ni there is something going on foofu la mën a yem en tant que leader am na foo xam ne bu ci soree rek ñu lay sacrifier te il a compris il a compris moom comprendre parce que ñoom les chefs d'État toll nañ ci benn degré information boo xam ni ñoom dañuy am lépp ci seen kanam ñun nag ñoo comprendre ñun population bi ñoo fiy nekk lu tax mburu mi cher lu tax ceeb bi lu tax diwli nag patati patata mais ñoom ils ont compris parce que lépp dañ koy am à jaxran tey am na nu muy demee léegi vaccin yi muy wax du xam sax fu muy jaar ñu sacrifier population parce que moom moo doon bañ parce que moom moo doon léegi du ñu sacrifier léegi li mu mën rek mooy trop cher yeewu leen ndànk-ndànk di wax ci ay waxam ñun nag ñoo koy décortiquer les intellectuels yi war a toog ci télé bi ñoo war a mën a toog ci télé bi rek décortiquer mais sans pour autant ñu émotionnel parce que gis nga booy wax rek mu ànd ak émotion li ngay wax du baax parce que yaa ngi waxee xol te booy waxee xol mën nga wax loo neex mais xel ngay dañuy fas yéene waxee. waaw mais jaay doom day mais champion waaw mais doom yaay borom Sénégal gi waaw mais doom day ci loo ne jaay doom day jaajëf léegi loolu lu am la léegi bu fekkee ni man sama kanam gi weex waaw gis ngeen de te damaa xëy lekk laaj ñetti doomu laaj mu weex lool mais baax na laaj nag lu baax la loolu secret bu baax la di lekk laaj di taw lu bari am na benn épreuve physique nga koy def borom jabar yi dee leen ko def après da ngay mel ni fas secret la de baax na comme da ngay jëm mag foog ngay toppatoo sa yaram defaraat yaram bi ok léegi di leen waxtaanaat après damay toog ñu waxtaan ci niw waxtaan li nga xam musuma gis lii ci àdduna ay waay mbas waay coronavirus bi impacté nañu de lii doy na waar de
ay waay ñun lekk ñu kaña lekk ñu njugub lu ci suñu yoon mu impacté ñu nii